Chers téléspectateurs d'ITV, salam alaikum. Bienvenue, comme chaque dimanche, nous sommes en ci kanamu télé bi. C'est une émission ñu daje dikk tey ngir partager ak askan wi ngir àndandoo ak ñoom ngir saafonte ak ñoom waaye tamit yëkkati thème bu am solo waxtaanee ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi. li ñu indi nag di li nga xam ne waxtaan wi amoon foofu la ca Tiwaawan xalif général kullu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour jël ko waxtaanee ko ak askan wi waaye tamit jiital ci njiitu réew bu Sénégal ak gouvernement bi ak ki nga xamee moom moo di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye. donc nag loolu bëgg nañoo xam exactement naka la ñu ci indee saafara di góor jigéen wi nga xam ne seetlu nañu ni jamono ji bari na lool ci réew mi di aussi tamit li nga xam ne moom moo di takkum suuf mi ñu seetlu ni bari na lool ci réew mi waaye tamit giwin bi nga xamante ni seetlu nañu ni jamono ji bari na lool ci Sénégal. donc nag ak pecc mi nga xamee bari na waaye tamit ñu ñàkk ci kersa lool pecc ni nga xamee askan wi sénégalais yi ñu ngi koy fecci plus souvent di ko génne ci kanamu télé yi li nga xamee xalif général kullu Tidiane waxtaanee na ko jëmale ci askan wi. donc nag dañu ñëw ngir partager ko ak askan wi xool naka la ñu ko gisee xool exactement lan la ñuy def ngir saafaraal ko très rapidement suñu ay valeur la yoo xamee amoon nañu ko mais nag commencé nañu perte valeur yu bëree bëri bokk ci pecc mu ñaaw mi nga xamante ni ñu ngi koy pecc jëmale ci kanamu télé bi ak góor jigéen wi nga xamee seetlu nañu ni bari na lool ci réew mi ak giwin wi nga xamee seetlu nañu ni bari na lool ci réew mi maanaam jigéen ak jigéen yi nga xamee dañuy jëflante ci seen biir maanaam di sëy ak li nga xamee moom moo di takkum suuf bi loolu yëpp bëgg nañu ko waxtaanee ak sénégalais yi ci kanamu télé bi ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs lépp nag dinañ ko partager ak yéen ak askan wi nga xamee ñu ngi ñuy seetaan. partager ak sénégalais yi waxtaan ci ak ñoom xool exactement seen gis-gis ci li nga xamee xalif général kullu Tidiane waxtaan na ko ak askan wi ku baax ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar. ñu gis ni waxtaan wi am solo yi nga xamee xalif général de Tidiane waxtaanee na ko ak gouvernement bu Sénégal jëmale tamit ci askan wi di mbirum góor jigéen yi ni mu baree ci réew mi ak giwin bi ak takkum suuf bi tey yow sa gis-gis ci waxtaan woowu naka nga ko gisee. waaw dellu rek di leen nuyu di leen sant di leen wax ni jërë ngeen jëf xalifa bi moom li mu wax noonu rek la war a wax et que di wax nañ ci taxaw bu baax Aly Ngouille Ndiaye la xalifa bi wax ni na ci taxaw war na cee taxaw. dëkk bi yàqu na yàqu boo nga xam ne gouvernement bi rek moo ci mën a taxaw pour mu baax sonn nañu ci côté bépp agression bi bare na góor jigéen yaa ngi taxawaalu jigéen ñi sëy seen biir mi ngi taxawaalu te yooyu yëpp day delloo réew ginnaaw xalifa bi moom lu mu wax rek dëgg la loolu moo am nañ ñu ci taxawal bu baax a baax a baax góor ñi xale yu góor yi dox di simmi seen tuwa yi na ci gouvernement bi taxaw jël ay mesures teg ko ci tali bi képp ku def loo warut a def ñu sanctionné la commencé par man jëm ci ñeneen ku mën a doon ku nekk rek soo defee loo warut a def na ci yoon taxaw pour wax ak yow jubbanti la teg la ci yoon parce que loolu mooy doxal réew. Macky Sall mi ngi góorgóorlu bu baax mais dafa am côté bu des ci côté bi des mooy côté peuple bi na jël yar teg ci réew mi. suñu ay comportement waaw suñ comportement yi ñu defar ko mu civilisé parce que ñun ay musulman la ñu chrétiens yi sax defatuñ lu bon waxatuma la ak musulman yi te réew mi musulman yi ñoo ko bëgg a yàq. góor ñi xale yu góor yi ñooy dox di semi seen tuba yi jigéen ñi lu leen neex la ñuy solo bu wat di nuyu guddi yi fii da ngay man taximan laa man mi di wax ak yow maa ngi ci àll bi di wër partout di dox lu ne dama koy gis guddi gi bis yu bisaar yu ne dama koy gis donc kon nañ ci taxaw dimbali ñu ngir yàlla ak li laay war a sool yi diggante xalifa murid yi suñu xalifa bi ak xalifa tijaan yi ñoom xam nañu réew mi li ci nekk lépp li ñu ñaan Aly Ngouille na ko def na ci taxaw li laay war a sooli ñi ginnaaw suñu xalifa yi li leen war ñi ngi koy def ñun est-ce que ñun li ñu war ñi ngi koy def maanaam est-ce que ñun ñoo commencé tàmbalee perte suñu ay valeur waaw loolu moom dëgg la parce que nit ñi dañuy jaay seen ngor ci lépp nit ñoo fi gis dañuy jaay seen ngor ci lépp nit ñi ñu ngi dund yoo xam ne suñu maam yi daawuñu ko dund suñu maam yi sol yu silvissé la ñu xamoon dem toog waxtaan lekk ba suur jàpp julli réew mi nag léegi yooyu yëpp amatu fi xale yu góor yi boo demoon ci jàkk yi tey benn xale bu góor doo ko fa gis rarement ngay gis xale yu ay paa rek nga fay gis te paa yi léegi ñu dem bàyyi ñu léegi ñun buñ fi desee ñun nan la réew mi mujjee ci ay demaleeg ay fekkeleeg ay wax yu ñaaw ak ay yooyu amul sens nañ dund ci siraatal mustaqima ay jullit lañu ay doomu jullit lañu kenn ku nekk war ngaa gëm sa bopp gëm fa nga nekk xam yow yaay kan xam fa nga jóge woon tam bàyyi ko xel c'est très important parce que boo bëggee taxaw ci benn affaire rek di wax naka sudul noonu réew mi day gën a yàqu rek te kilifa yi diine yi ñoom ñooy suñu wéeruwaay ci ñoom la ñuy roy donc ñoom lu ñu wax rek xam nañ ni li ñu wax
xam na lu tax ñu wax ko parce que dañuy gis su sore ñun duñu gees foofa donc kon nañ ñu dimbali ñoom it jàpp ci di wax continuer comme ñoom ñoo mën a wax ak gouvernement bi ñuy waxee gouvernement bi danañu ci dimbali taxawuñu ndax nekk nii rafet. d'accord taxawaay bi ci gouvernement bi war a taxawee ban taxawaay la war a doon exactement bu ko defee ñoom ñu xam exactement li leen war ci askan wi. waaw taxawaay bi moom mooy gouvernement bi na jël ay mesures teg ci tali bi parce que am na yoo xam ne waroo ko mën a def romb ndawal buur continuer di ko def loolu du yoon ndawal buur bu ñu ko tegee ci tali bi dafa war a bon pour peuple bi moo tax ñu teg ko ci n'est-ce pas du gis lu yàqu ci réew mi mu bàyyi ko nekk ci yeneen yooyu kenn du ko def soo gisee lu yàqu cim réew wala ku yàq da ngay taxaw ni kii lii ngay def waroo ko def am na ñoo xam ne ñu ngi romb policiers yi guddeeg bëccëg ñooñu policiers yi dañ leen war a interpeller immédiatement taxaw wax ak ñoom ni leen lii ak lii boo liggéey bu leen fi jaar def lii wala bu leen fi jaar wax lii te yooyu yëpp dañ koy seetaan ci réew mi te baaxul man loolu laa gis man xaw ma nag enfin am na ñeneen ñu gisee noonu mais man ni ma gisee defe naa ni daal moo am solo. xaw ma nag leneen. kontaan nañu en tout cas tur bi. ok Lamine Gueye dëkk Maka Bira Gueye. d'accord Lamine Gueye kontaan nañu. ñu ngi lay siyaar bu baax merci bien moom gis-gisam noonu la ko gisee wax na ci lépp wax na ci pàcc mu bari wax na ci réew mi exactement ni ko gouvernement bi war a teewee waaye tamit rafetlu bu baax ni nga xamee moom la xalif général kullu Tidiane wax Serigne Babacar Sy Mansour donc nag dañuy dem xool exactement yeneen sénégalais yi lan la ñu ko gisee exactement di point bu am solo bi nga xamee jël nañu ko ngir waxtaanee ko ak askan wi. ba tey ñu wéy di partager ak askan wi ci li nga xamee moom moo di thème bi ku baax ñu ngi lay char. góor yàlla ñu lay bëggee bàyyi. ñu gis ni xalif général des Tidiane am na lu mu wax jëmale ci askan wi jëmale ci gouvernement bi di góor jigéen wi nga xam ne seetlu nañu ni dafa bari lool ci réew mi ak juin bi yow en tant que sénégalais naka nga ko gisee. waaw loolu moom sëñ bi lu wax lu naaj la quoi. loolu baaxut góor jigéen moom si dëkk. moom subhanallah ak tamit takk suuf tamit baaxut. booy takk moom góor daa war am fit booy dem ba takk moom da wax jabar mu gën a naaj quoi waaye takk suuf moom. yoro ko d'accord pour yow lan moo indi góor jigéen bi ci réew mi. benn ñàkk tamit min si. ñàkk waaw. góor jigéen kon boo ci nekkee da nga am xaalis. waaw ñàkk si la bokk. ak tamit bëgg lu bon rek. tamit waaw. mais loo ñàkk est-ce que war na tax nga nekk góor jigéen. non du yoon ndax baaxut. yàlla bëgg ko. waaw ak yeneen diine sax bëgguñu ko. sama islam. loolu baaxul loolu moom baaxul moom ko dindi si réew bi quoi. ginnaaw góor ñi ñu dem ba seetlu ko ci jigéen ñi giwin bi nga xamee seetlu nanu ko jigéen ak jigéen di takkante seen biir di jëflante. waaw loolu tamit naaj wut lesbienne tamit mooy loolu. abi daal mel daal góor jigéen ak jigéen daal ñooy def lu bon. sa àdduna te ni jamono lañ nekk quoi te ni moom samaan lañ ne. est-ce que dañoo commencé perte suñu ay valeurs maanaam li nga xamee moom la ñu amoon démb ci personnalité ak valeur yoo xamee dañu ko daan nit ñi nawoo nañu ko. est-ce que du tey commencé nañu ko perte. waaw xam ne boobu maam ak nijaay ñëpp ñooy bokk benn gaale. yar booy ba ñu màgg mais li amatul léegi gars yi xam ne ku am xaalis rek day beru sa njaboot. waaw moo tax loolu waral lii lépp rek moo tax. li ko war a saafaraal est-ce que mën nga ñu cee wax dara. parents yi rek ñooy war a gérer affaire yi bu baax a baax. tamit gouvernement bi tamit teg tamit naaj am du soli bon yi yëpp ko ay leneen. waaw mooy yoon quoi. d'accord yow sa gis-gis loolu la. waaw loolu la quoi. d'accord ñu xool yeneen gis-gis ci sunu xarit yi nga xam ne ñu ngi toog ku baax ñu ngi lay siyaar. yàlla nangu siyaar. xalif général des Tidiane jël benn thème waxtaanee ko keroog ci gàmmu gi. yow naka nga ko gisee rawatina bi mu ko jëlee jiital ko ci njiitu réew mi. rafetlu ko rek ndax góor jigéen moom ku nekk xam na ne yaakaar naa képp kuy julli xam nga ne góor jigéen baaxul. kon ni mu ko waxee noonu. ñëpp ci war a taxaw jàpp si pour mu ñu éliminer affaire góor jigéen. ak lépp loo xam day yàq askan wi parce que defarul day yàq góor jigéen moom ku nekk xam na ne lu mu la defaral dina la yàqal ko nit ñi nag léegi am dal naa jiital ak est-ce que góor jigéen am na lu mu lay defaral dara defarul dara waaye xam nga am na ñoo xam ne yaakaar ne buñ ci duggee dañuy avancé comme li kii wax léegi mais avancé lut kenn day delloo nit ginnaaw dañ na yàqal rek amul lu leen benn njëriñ takkum suuf gii noo ko gisee takkum suuf gi itam nañ bàyyi takkum suuf ñuy takk ci kaw yàlla may nañ ñu takk ñeenti jabar ñeent la yàlla wëññi sax soog di ñëw si benn kon nañ takk ñeent takk ko si yoon moo gën ñuy takk si suuf amul benn njëriñ. d'accord ci jigéen ñi la wala ci góor ñi. ci góor ñi la. ci góor ñi la parce que boo amee sa aaw wax ko dëgg def li ci waree war nga ñimee takk ba ñeenti jabar mais nag boo amee sa aaw doo ko wax dëgg doo def li waree itam doo ñimee takk yeneen jabar. mais jigéen bi nangu ñu takk ko takkub suuf
kooku est-ce que xelam daj na. kooku moo gën a ñàkk fu la ñëpp. takk suuf fi ñu toll nii bu sa jëkkër deewoon te xamuñ ne takkoon na la yow doo doon. kon xam nga takk suuf amul njëriñ si ku jigéen kon nañ feeñal sëy yi parce que yonent bi moo santaane ne nañ feeñal sëy yi pour ñu xam ne kii am na jëkkër. kon nañ feeñal sëy yi ñu takk normal. ku nekk am na droit takk ñeent boo leen mën a yor. dëkkal leen dundal leen. kon nañ takk ci mu bon mi nga xamee bari na loolu léegi ci réew mi naka nga ko gisee. bon rek lépp daal bëgg lu bon rek. te nag coono yi ne ci réew mi yi ñuy jànkuwante yëpp yu bon yooyu ñuy dund moo ko waral. nañ dellu ci Sénégal ni mu amee crise bu metti ñàkkum xëy beeg ñàkkum xaalis bi jàmbat gi bari lépp loolu moo ko waral. lépp ñàkk a dellu ci diine ji rek nañ dellu ci li yàlla santaane yonentu ba suñ ko defee problème yi dootuñu am benn problème waaye tant que ñu ngi ci topp xam nga tubaab bi lañ ko xam daal luñ ko war a waxee topp àdduna daal dañuy dëkk di am problème rek da ngay gis ko am million léegi ki amoon 25000 ëpp la jàmm kon xam nga am na lu ko waral wutin bi bu rafetul ni ñuy dundee léegi rafetul amit mënul rafet dundin wi rafetul loolu rek moo ñu sonnal. d'accord nga gis ni gouvernement bi la ñu ko adressé directement naka nga ko gisee exactement ak ban taxawaay la ci njiitu réew bu Sénégal war a taxawee. waaw comme li ma la ko waxoon ci début ba rek rafetlu ko rek parce que comme gouvernement bi léegi moom lañ fi jiital moom la fi yàlla teg suñ ko adressé war nañ ko adressé pour nga xam ne comme mooy jiite ñun ñëpp te bu waxee ñun ñëpp dañoo war a dégg comme ni ñu war a déggalee xalifa yi noonu lañu war a déggale suñ président itam moo tax sëñ bi waxee ko doon rek. d'accord waaw jërëjëf. waaw merci beaucoup moom itamit Aly Ngouille Ndiaye am na taxawaay bu am solo bu mu ci war a taxaw ndaxte bi xalif général bi waxee moom la ko adressé directement ngir mu xoolaat exactement ban taxawaay la ñu ci amee ci réew mi ban defar gu sell la ñuy mën a defar ngir loolu yooyu yëpp nga xamante ni am na tey ñu seetlu ko ci réew mi ñu mën ko saafara très rapidement ñii nag la ko Sénégalais yi di gisee benn par benn donc dañuy woy nag di partager ak ñeneen ñi bu ko defee kenn ku ci nekk wax nu gis-gisam ci li nga xamee xalif général bu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour wax na ko jël ko jëmale ko ci askan wi gàcce la. bu ñu toggee ba sunu xalif généraux yi di wax lii gàcce la gàcce lu gu rëy donc rek ñun ci suñu jëmmi bopp war nañu xool exactement naka la ñuy defaree suñu réew voilà comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure est-ce que du ñun ñoo tàmbalee perte suñu ay valeurs gàcce la nag goo xamee am nañu ko tey donc nag dinañ xool exactement jeunes yi aussi ñoom tamit naka la ñu ko gisee ñun sama waa ASC la ñu quoi mais Boubou mais Padros. mais maa ngi siyaar bro. waaye delloo siyaar ngeen. bon mu am loo xamee xalif général bu Tidiane jël na ko wax ko barki Demba Ndiaye ci gàmmu gi jëmale ko ci njiitu réew bu Sénégal ak gouvernement bi waaye jëmale tamit ci askan wi di góor jigéen yi nga xamee seetlu nañu ni bari na lool ci réew mi ak giwin bi ak aussi tamit li nga xamee moom moo di takkum suuf bi yow en tant que sénégalais naka nga gisee li xalif général bi wax. waaw lu mu wax moom pour man dañ cay yéex a wax sax quoi. franchement pare pour man dañ see yéex a wax parce que bëri na si dëkk bi trop soo xoolee léegi jeunes yi suñu morom yi xam nga maare day taali taan bi kenn xamul quoi xama doo xamatoo Sénégal nga nekk wala Europe nga nekk waaw doo comprendre bëri na si est-ce que loolu du ñun ñoo ko incarné ba tey jii mu bari ci dëkk bi waaw mais ñun jeunes yi ñoo ko incarné wala ba mu non pas ñun jeunes yi pas ñun jeunes yi ñoo ko incarné peut-être ñoom la neex ñoom wala ñoom am peut-être am lu leen ci dugal mais ñun moom ay góor. parce que seetlu bi ñu seetlu ci jeunes yi la ëppee. waaw ci jeunes yi la ëppee trop ci jeunes yi moom bëri na si trop mais en général ñu ko fiy def yëpp xam nga dañuy jóge si àll ba ñëw fii xam nga mooy loolu. yaa ngi miinu xamuñu lu bari quoi. non ñu bëri yow man daal xaw ma yàlla moo xam lu leen si dugal ñoom ñoo xam lu leen si dugal tamit parce que ñun moom mooy loolu macha allah ñun moom waaw. une femme la ñuy wër ñun. d'accord jigéen ñi tamit ñu seetlu ni giwin bi bari na ci seen biir torop maanaam jigéen ñi sëy ci seen biir. waaw yow noo ko gisee. torop sax dëkk bi mooy li ma la wax léegi rek. town bay tas. barki Serigne Bamba. li yàlla xam doy na jigéen ñi xam nga jigéen ak jigéen góor ak góor. dafa ñaaw. xaj sax si boppam xaj ak bu góor ak bu góor mosoo leen gis ñuy sëy. di nga mos nga dox si mbedd ba gis xaj bu góor di sëy non kon nit bu demee ba koy def non war nañ xoolaat seen bopp daal franchement. suñu ay valeur commencé nañu ko perte. non amatuñu valeur. barki alxuraan li yàlla wax si doomu aadama la xadd karam naa bani aadama loolu la yàlla wax. doomu aadama laa gën a fonk si li ma bind. ba pare doomu aadama xëy di def loo xamante ne mala sax du ko def non war nañ xoolaat suñu bopp daal barki Serigne Touba. moom loolu mooy gis-gisam ku baax sa gis-gis yow ci loolu. mais dëkk bi moom fu mu toll nii dafa doy waar ba nga xamante ne nii moom wax dëgg yàlla kenn xamul lan lay nuru daal bon ñun ñi nga xamante ne nii ay jeunes lañ bon maanaam suñu dignité sax dafa xaw a réer
waaw dafa xaw a réer parce que da ngay xool xale bu jigéen sax jigéen maramu jigéen ne la bul wax ak moom comme si que moom lu tax jëkkëram mooy jëkkëram loolu maanaam nga gis jigéen bëgg ko doxaan maanaam nga dem ci moom. dem si moom jigéen ne la bul wax ak moom sama gel la j'ai vu ça ñun dañ ah ouais waaw am na fi y a plein ay gis dem ba góor naan la ñun te ñoo uti sëru woddu nga xam ne jaadootul waaw góor bu demee ba la lañu uti sëru woddu bon kon loolu war nañ xoolaat suñu bopp daal ñu yaraat jikko yi yaraat suñu bopp xool naka la ak nan la. yow à la base en tant que sénégalais fan nga yaakaar ni problème bi foofu la jóge bon problème bi bon lépp problème bi lépp fi mu jógee mooy ñàkk en général ñu koy def ñëpp amuñu pauvre moo leen siy dugal gis koo xam ne moo leen kon ñi ñàkk tey ñànki nañu noonu la demee. ba def lu ñu wër a def. voilà ngay gis ko nga xamante ne nii jigéen la mu ngi am na nu mu taxawee mu jàppale la si benn affaire dugal la si ñu si bëri ay copines ñoo leen si dugal ñu si bëri ay copines ñoo leen si dugal bon damay ñëw waxtaan ak yow ginnaaw suba ñu ànd après ma dugal la si mais dafa ñaaw moo tax góor yàlla sax ñemeetuñ sax takk jigéen koo si wax mu ne la tubaab laa bëgg parce que xale jigéen yi yàq nañu mooy loolu seen life léegi mooy ñun dem na ba bëggatuñu suñu xeet beneen xeet lañ bëgg parce que suñu xeet dafa mel ni dafa yàqu. ñoo bàyyi li ñu war. voilà li ñu war lañ bàyyi waaw léegi bu ñu duggee si leneen bon fii boo ne fi takkal jabar daan la man tubaab laa bëgg wala mu ne la américain laa bëgg loolu la wax sénégalais laa bëgg et puis sénégalais la mais lan lay wax américain laa bëgg wala mu ne la tubaab laa bëgg à cause de lan parce que mu ngi dund li nga xamante ne nii day ragal takk jabar sax jabaram dund loolu si suuf parce que dëkk bi da ngay ay takku suuf ak lépp a ngi fi. takku suuf gi noo ko gisee yow. mais takku suuf moom presque ñu koy def fii si dëkk bi bon seen loxo jot seen ginnaaw rek. seen loxo jot seen ginnaaw maanaam borom alal yi. maanaam borom xaalis soo amul xaalis mënoo takku suuf parce que mënoo am sa jabar sa kër ba pare yor beneen jabar feneen il faut nga yor loo koy defee boo yorul loo ko defee doo ko def voilà. mais lu la tee boo demee ba takk jabar nga wër ko fësal ñëpp wër ko xam. mais loolu la suñu borom wax de li waral ñuy dem ci jàkka ji loolu la suñu borom wax mais bu ñu demee ba koy def ci suuf woo sa ñaari copain ñetti copain ngeen dem takk ko ci biir kër gi génn dem ñibbi après nga luyeel ko benn appartement xam nga. kii li mu wax nga ni papi. am na ñoo xam ne dañuy jënd ay kilifa la ñuy jënd fay leen xaalis gars yi dem coché loolu. dem def ko takk ko ci pet ñëw toog barki yàlla takkan bi lépp a ngi fi. dëkk bi moom noonu la demee de dëkk bi li fi yàqu dafa bari. yow à la base pour yow ñan ñoo ñàkk fayda ku góor ki moo ñàkk fayda wala ku jigéen ki nga xamante ne ñëw na ngir takk ko takk suuf. bon en général jigéen bi mooy ëpp lu muy ñàkk dignité am jigéen bi si lay commencé quoi parce que ñoom seen objet liñ bëgg moo bari. liñ bëgg dafa bari et puis adduna bi demeewul noonu métti na méttiwaay bi nga xamante ne nii fi xale bu jigéen boo si defar rek mu topp la boo ko defarul mu bala. waaw intérêt la ñuy daw waaw intérêt moo ne si dëkk bi koo mën a defal dara mu ngi sa ginnaaw koo mënul defal dara newul sa ginnaaw. d'accord bu ñu demee tey ba suñu xalif généraux yi di ñu wanaat suñu yoon est-ce que du tey c'est-à-dire ñàkk nañu xam exactement ñun ñooy kan. waaw loolu moom dëgg la ñàkk nañu xam ñun ñooy ñan et puis ñun dañu am lu rëy ñun suñu der moo gën a dëgër kon lu tax ñu war a mun a caaxaanee loolu. aduna bi kenn ku si nekk bu gëmoon sa bopp non on avance ñun am nañ lépp. dégg naa ñu ni bu ñu doon séddale yaa rasulillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 90% yi Sénégal moo koy moom. bu ñu ko doon séddale ci àdduna ndax kilifa yu baax yi dajaloo ci réew mi yëpp amul Makka amul beneen dëkk bu dul Sénégal donc tey bu ñu demee ba ñooñu tey du ñu wanaat suñu yoon est-ce que du ñàkk nañu xam suñu bopp à la base fi mu bëgg a wax. waaw loolu moom dëgg la ñàkk nañu xam suñu bopp la loolu moom ñàkk xam sa bopp la aussi parce que aduna bi. lépp loo fi def rek na fekk mu nekk li gën ci yow mais am na loo xam ne gënul ci yow kon waroo ko def waaw am na loo xam ne gënul ci yow daal voilà di nëbbatu. looy def di laaxatu lu ne ba ko voilà. c'est vrai loolu mooy di gis-gis yi mais bon teewul dinañ partager ak ñeneen donc kenn ku ci nekk ak ni nga ko gisee yaa rasulillah tout à l'heure wax nañu ko bu ñu ko doon séddale ci Afrique wala ñu koy séddale ci àdduna tey 90% yi Sénégal moo koy jël. ndax sunu kilifa yu baax yi nga xamee lu ne liggéey nañu ko ngir yonent bi lu ne liggéey nañu ko ngir yàlla suñu borom ngir ñu xam suñu ay valeur
ci yàlla suñu borom ngir ñu xam suñu ay valeur ci suñu diine tey nag dem nañu ba gis nañu ñun fa ñu waroon teg suñu tànk teguñu fa suñu tànk ñu ngi ñuy xamal ñu ngi ñuy delloosiwaat ñu ngi ñuy gindiwaat ngalawaay nanu xool exactement ci ni nga xamante ni ruusee nanu leen ko ba tey ñoom ñu ñuy gindiwaat di ñu tegaat suñu place donc nag loolu mooy li nga xam ne moom moo di suma ñaari gaynde yi gisee ko mais merci beaucoup gaynde waaw am na jàmm rek Padros yow. Boubsou Padros jaajëf waay Boy Rond-Point ci loolu ne sant Serigne Touba. d'accord Boy Rond-Point tey ñu gis ni réew mi yàqu na ba suñu xalif généraux yi ñu ngi ñuy waxaat suñu ay valeur ñu ngi ñuy waxaat li ñu war a def ñu ngi ñuy tegaat suñu place te ñun nangu ñu faa tegu en tant que sénégalais naka nga gisee lii xalif général bi di Serigne Mbaye Sy Mansour wax ci gàmmu gi jëmale ci askan wi ak ci sénégalais yi. waaw sëñ bi avant tout dañuy nuyoo waaw di nuyu kilifa diina yi fi nekk yëpp ku ci nekk rek parce que ñoom tamit aussi dañ fi nekkal ñu fi ñu war a am référence jeunes yi surtout ñun jeunes yi nga xam ne tey dañu nekk ci liggéey bëgguñu lu dul waar dañoo war a am référence yooyu tey ji mooy lan mooy kilifa diina yi nga xam ne tey ji ñoom ñoo ñu fi nekkal ku ci mel na tey ji sëñ Sidi Mokhtar ku ci mel na tey ji xalifa Tidiane yi Sëñ Muntaxa Sëriñ Mbaye Sy Mansour ñooñu tey ji ay référence lañ parce que ñooñu tey bu ñu waxee rek tey ji ñun war nañ tey delloo siwaat suñu xel ñun ñëpp ñu nii di jeune Sénégal nga xam ne tey ji ay ndaw lañ surtout tey ji pays bi nga xam ne tey ji ku ci nekk rek boo jugee tey ji dugg ci kër jàmbur ñu yaatal la dalal la amul fu dul Sénégal réew mi dafa neex réew jàmm la réew teranga la wuyoonu turam tamit aussi waaw duñ def tamit aussi lu dul nga xam ne tey ji ñuy wéeru nit ku amul wéeruwaay da ngay neex a bëmax te ku ci nekk tey ji pour man war nga am wéeruwaay bu dëgër muy lan muy ñi nga xam ne tey ji ñooy suñu référence ñu la ñu xool suñu njiit yi ñu topp seen ginnaaw te tamit aussi waxu kilifa dafa am solo ci doomu aadama dafa am solo ci doomu aadama waaw góor jigéen ñi bari na loolu léegi ci réew mi moom wax na ci lan nga ci wax yow en tant que jeune. waaw góor jigéen moom ku ci nekk xam nga tey ji boo lamboo benn affaire rek am na loo xam ne tey ji waru la waruñu sax ñu la ciy dégg surtout réew mi ñu ne parce que ay kilifa ñoo fi ne ñu tedd tey ji ñoo fi tëdd waaw ñooñu nag dañ la ñuy dégg nii waaye yàlla buñ dajeek ñoom yàlla ñu yàlla musal ci ñoom yàlla ñu ciy dégg rek du doy waaw pays bi mel ne Sénégal nag am na loo xam ne tey ñun waruñu toog sax di ko fi dégg dafa ñaaw waaw lu ci mel ne góor jigéen am na loo xam ne tey ji waaw bëri na fi trop mais nañu gën a ñaax rek ñu topp li nga xam ne tey ji moom mooy kilifa diine yi comme li nga wax sànq waaw ñu delloo si suñu xel yi bu baax a baax waaw te nekk ci waar bi tamit aussi loolu rek moo am solo. merci en tout cas. ok merci tur bi. Maysa Thiam. merci beaucoup sunu xarit boobu Maysa moom aussi wax na point de vue am selon ci li nga xam ne moom moo di thème bi tey ay waay marché bi laa nekk wanteer gaa ngi mel ni tulleeg Mali mais sama gars yi maa ngi leen di char. ñu ngi delloo ziar gan. génn xel leen ma café ma naan. ko muy naan yow. nga takkusaan gi nii. waaw gi nga noonu lay demee chaque jour. ko war joor a gi nii lépp fi lay xewee. xale bi ma ñëw tuuti rek toog sama xarit. d'accord bon mais café gi na ñëw. xelal muy suus. mais cheikh bi naka nga gisee lii xalif général de Tidiane wax jëmale ci askan wi jëmale ci gouvernement bi ngir gëndiwaat sénégalais yi tey ci mbirum góor jigéen mbirum giwin ak takkum suuf bi ak pecc mu ñaaw mi nga xamee gis nañu ni léegi bari na lool ci réew mi fecckat yi du ko def. loolu yëpp lu ko waral mooy que ne ku si nekk boor bi nga féere da nga faa ñaax gëm sa bopp te ñun sénégalais xam la moo ñu sonal mooy complexe bu ëpp te nit buñ ne nit rek mooy ku nite mais nit ki nga xam te ne yaa ngi nekk si benn aar di si yëngu aar mënul ñàkk si àdduna mais aar bi nga nekk féetee fa nay rafet te nga xamante ni man la sam waay àdduna dafa doon loo xam du garaaw la fi ngay toog di fa feej ñu lay caméra suba sóoraale ëllëg di nga am njaboot te say doom dinañ juddi di ëllëg te loolu ñu la film ba dóor ko si net bi loolu du mos a dañ si àdduna kon nit ki lépp loolu na ma def xalaatal suba dëgg na am ñoo xam dañuy feej di jaayuwaale waaw dañuy fecc di jaayuwaale. di jaayuwaale maanaam jaay seen bopp. waaw di doon ay buusa si pet jaaykatu yàpp yu ñorul daal c'est-à-dire. maanaam. c'est-à-dire fara bi dañ koy wanteer quoi di ko jaay. di cagatu waaw. parce que nit ku baax dëgg la fecc dañoo judd fekk ko fi te dañuy dee bàyyi ko fi. waaye xel ma café. fecc dañoo judd fekk ko fi dañuy dee bàyyi ko fi mais am na loo xam ne nekkatul fecc wane say cër loolu fecc la fecc di def ay affaire góor jigéen ay bu yaay samba góor dina def loolu ponkalum góor dina toog di yëngal ndig ay nii ay patati góor gu baax dina def loolu ni yaay góor jigéen bi ni nga ko jël tegee ko nee man góor jigéen bu ma tasantee xam ni ma lay def dégg ma bu ma tasantee góor jigéen xam na laa lay def
nijaay maa soxor nijaay axaw maay doom man nag kii laa bëgg. nijaay man damaa saasaay ba xam damaa saasaay góor jigéen su ma tasante yow nijaay asiw non waxal rek garaawul nanu waxtaan kaay viens nanu waxtaan parce que yow point bi nga doon wax léegi-léegi dafa am solo nee nga waxoo sax ci waxi góor jigéen mais pecc mi dafa ñaaw parce que góor jigéen da nga ko jëlee la yow. fecc mi gars yi feccatuñ dañuy jaay seen bopp déggoo ma de dañuy jaay seen bopp waaw kay maanaam dañuy fecc di wane seen i cër. seen i cër def yëfu caga te pourquoi caga nit ki ba nga demee ba judd doon jigéen jël sa ngor jaako rek ne man caga laa rek yow jaratul nga ne man tus laa mat laa bu ñuy teg si digg nekk sax moo la gën a riis waaw mat laa sax moo la gën a riis ndax mat laa lu mel dina jar 40 000 wala 39 000 te caga bi bu ñu koy fay bëree bëri 10 000 wala 5 000 kon yow man la sama baay mënoo dox si mbedd bi incarné lu saf gone yi kon jigéen gëmal sa bopp baay jigéen dafa am valeur baay jigéen mooy jur doom ju baax baay mais jigéen bu defee li ñaaw ñun kan lañ nar a am doom ju baax mais dëgg bi dafa tas mais nañ xoolaat suñu boobu xool fi ñu bokk baay ñu xool si moom Alaaji Malick ay Serigne Touba mag ñu baax ñu fi nekkoon mënuñ mel ni moom ñoom mais nañ jéem a mel ni ñoom looloo am solo Sénégal du réewu cakaay dëgg la cakaay am na fi de mais moomuñu ko cakaay dafee wàllu yaan mais dëkku fi mais pourquoi loolu mais xale jigéen nañ gëm seen bopp waaye baay bu ñu doon rey la ndox di añee ndox di ndekkee ndox baay nañ xam ne loolu la yàlla dogal kenn mënu si tuus mais du ma xool kii doomu patron la man doomu baadolo la kii lu mu am war naa ko am suba cagatu bi yëpp looloo ko waral sama morom teg na suba bu toll fii force dama koy teg sa biir du ko fekkee pourquoi ma koy fekkee da nga koy jaay doo koy mën a am waaw mais lan la what is your problème nañ ñu may jaamu may ñu salaam gëm seen bopp xam ñu doon te ñii jaay seen bopp ye ko seet yaa papaam ñoo fi gën fuuf barki Alaaji Fallu koo si dem seet yaa papaam ñoo si gën fop man la Abdou nag di rax Mariama Ba waaw di doom Fatou Pouy man dama daw loolu di doom Lébu beeg pël bi merci beaucoup Abdou mais bon moom loolu mooy gis-gisam salaamaaleykum na nga def tournel yaa ngi ci jàmm léegi jàmm naka affaire yi ça va yéen tey naka nga gisee pecc mu ñaaw mi nga xamante ni tey xale yi dañu koy fecc rawatina jigéen ñi fecc mu ñaaw mi rek c'est-à-dire di fecc di génne say cër ku nekk si choix la rek ku nekk si choix mais est-ce que loolu war nañu ñun fecc di génne say cër non ndax duñu xoolee suñu may ñu njëkkee daawuñu def loolu quoi d'accord en tant que jigéen naka ngay gisee yenn sa moromu jigéen yi nga xam ne dañuy sëy ci seen biir maanaam mbirum giwin bi je sais pas wax rek ni nga ko gisee jeune nga da nga koy dégg plus souvent est-ce que loolu rafet na waaw c'est pas xam nga moom rafetul mais dañoo nekk si benn kii boo xam ne ku nekk li da ngay xool la neex mu def la mais est-ce que loolu lu baax la lu ñu war a roy lu ñu war a dem di ko defe ji jigéen ak jigéen di sëy ci seen xam ne lu ñu war a roy la mais ku nekk yaay xool li nga xam ne mu lay neex nga koy def man noonu laa ko gisee quoi doonoo ne kii day def lu bon war naa kaa toppandoo forcément noonu laa ko gisee ndaxte Sénégal am na ñoo xam ne ñu bon rek la ñuy def mais am na ñoo xam ne duñ leen toppandoo quoi noonu la rek. góor jigéen bi tamit loo ci wax. waaw loolu ñu kaa war a jénnee Sénégal. mais bu ñu teree góor jigéen dañoo war a tere giwin. dañoo war a tere. giwin. ah si mais je pense que loolu état bee ko war a régler quoi aw ma si xam-xam bu bari quoi. amoo ci xam-xam bu bari. non. merci beaucoup. Ngeen naka. waaw nice gars. saag yow loo jaayee saag. waaw saag yi ça dépend am na. 100 francs non saa jaayuñu 100 francs de. loo jaay nga ni. non am na 2500 am na 1000 francs am na 3000 ça dépend si bi ngay jël quoi. ay bal la ni. waaw ay bal la waaw. original la wala ay faux. non ay original la. ay original bal. oji. alors naka nga gisee yow en tant que jeune tey ñu dem ba perte suñu ay valeurs li ñu warul woon ñu di ko def maanaam góor jigéen bi ak giwin bi ak yu bari yoo xamante ni tey ci jeunes yi la ñu ko gis. mais loolu man lu ma gis daal ñu bëri dañoo gëmul seen bopp quoi mais nit ki boo gëmee sa bopp nga xam fi nga jógee xam fi nga bokk am na yenn affaire yoo xam ne waroo ko def quoi góor daal da ngay góore quoi man daal loolu laa gëm quoi benn instant yaa ma gën a xam. góor da ngay góore. waaw góor da ngay góore jigéen da ngay jigéen. maa ngi dégg temps booy ñuy fol góor ñi sa góor ñi jigéen ñi sa jigéen ñi dooy dégg loolu. waaw góor daal da ngay góore quoi man daal loolu laa gëm quoi. mais affaire de góor jigéen ak affaire yooyu ñàkk gëm sa bopp la rek. mais nit ki boo gëmee sa bopp benn instant am na yenn affaire yoo xam ne doo ci dugg quoi. ci jikko la wala ci yarin la. non am na loo xam ne ay roy daaxal rek gisoo booy am na booy yoo xam ne dañuy def ay rosa yoo xam ne def seen tuñ xonqal ay tuñ ak affaire yooyu yëpp ñàkk gëm sa bopp la. ak gëm sa bopp mais boo gëmee sa bopp da ngay dem quoi waaw. am na xonqal tuñ yooyu lan nga ñu ci mën a wax tuuti.
non loolu moom am na booy yu koy def quoi mais du yëfu góor quoi affaire de fashion la affaire mais yooyu moom du yëfu góor yàlla quoi góor daal da ngay góor quoi mooy loolu yaa ma gën a xam waaw Tawfekh ah. waaw Tawfekh ñoo jaajëf waay yow de xongaloo say tuñoo fu ñi ngi la fekk ngay dóor waar barki borom njaareem nii laa ko bëggee dóor waar rek nañ dem ci sama maire bi ba mu pare daa mel ni maire pare na ba ñëwal nii ma jëlaale maire bi bu ko defee ñu waxtaan yaay bëgg nañu nga wax nu tuuti peccum démb ak peccum tey am na changement am na coppite gu yaatu parce que feccum tey dañuy fecc di wane suñu ay cër yow en tant que yaay naka nga ko gisee. loolu kay li nga wax nii am na de feccum tey mi léegi moom dara baaxu si moom bu njëkk ba moom daawoo woon fecc bay génnee say cër waaye léegi moom loolu moo xew moom loolu moom baaxul moom vraiment feccum tey mi kay moom baaxul moom. ñu ni sax ñenn ñi nee nañ feccum tey bi di wane di fecc di génne say cër dañuy jaayu ñu ci bari ci jigéen ñi. loolu kay daa mel ni loolu la waaye daal moom xam naa ne moom yiwul daal rafetul daal jékkul loolu moom rafetul jékkul moom vraiment. xalif général bu Tidiane barki Demba Ndiaye génn na am lu mu wax ci bésu gàmmu gi jëmale ci gouvernement bi waaye jëmale ci ñun askan wi. ci mbirum takkum suuf naka nga ko gisee. takkum suuf loolu de moom baaxul moom takkum suuf tamit kay moom macha loolu moom baaxul moom ndax loolu problème rek lay andi ji ëllëg boo ko sañoon daal booy def ko ñëpp kii ko yëg ko waaye kay am di nëbbatu loolu wóorul sax loolu moom baaxul moom. léegi problème bi fan la nekk ñii li tax ñu di ko nëbb ci ko jigéen ki la wala ci ko góor ki. daa mel ni ci ku góor ki la de ndax du bëgg nit ñi xam. ki jigéen ki nangu ñu takk ko te kenn du ko siiwal nag. tamit ku jigéen ki tamit wax dëgg moom tamit bu ma doon moom du ma ko nangu ndax loolu baaxul tôt ou tard problème rek lay andi ji ëllëg baaxul moom vraiment. jikko yooyu ñu seetlu ko ci réew mi yow en tant que kilifa naka nga ko gisee gisoo ni commencé nañoo perte suñu ay valeur ci yarin wi la ci jikko yi la wala ñun ñoo jël suñu yoonu bopp ñun ndaw ñi wala ñun jeunesse Sénégal. loolu kay moom baaxul moom vraiment ko sañ moom nga bàyyi ko. jikko yi soppeeku léegi ci réew mi dafa bari yow naka ko gisee. kay jikko yi kay moom baaxatuñ moom macha allah léegi kay moom ute nag bu njëkk ba moom vraiment soppeeku na bu bari sax lu bari sax la soppeeku moom. gisoo ni loolu day yàq réew. an kay da koy yàqu kay loolu kay day yàq réew mais loolu kay baaxul tim réew moom. lan moo war a mën a saafaraal loolu. loolu xanaa ñu jéem a delluwaat démb rek yaraat njaboot gi rek kii leen yar leen si diine l'islam daal loolu moom mooy tax rek loolu la. jërëjëf yaay boobu. voilà na nga def ku baax. maa ngi fi. tey ñu seetlu ni mbirum góor jigéen bi bari na lool ci dëkk bi yow en tant que jeune naka nga ko gisee. non ñaaw na trop. ñoo ngi ci géej gi. ñoo ngi ci ruq yi ñooy fépp góor nan la mën a gis góor sax ba ne ko da ngaa jantal wala lii. góor jigéen yaa ngi toj réew mi. nan la góor mën a gisee góor di sentir boppam. waxatuma mu koy mën a diw. di ko jox boppam loolu ñaaw na salte na de. man fu ma leen gis dama leen di dóor de dóor yu metti waaw te loi boobu moom ko ko fi voté nañ la def lu bon. d'accord ñu gis njiitu xalif général des Tidianes wax na ci sensibiliser ci gàmmu gi jëmale ci njiitu réew mi ak ci askan wi yow naka nga ko gisee en tant que jeune. moom lu mu ci wax moom. nee na pourquoi tey Macky Sall bëgg na ak ministre de l'intérieur ñu ut benn taxawaay bu am solo bu nu taxawee ngir dàq loolu mu génn ci réew mi. loolu moom ànd naa ci moom loolu moom ànd naa ci trop sax loolu moom ànd naa ci ñooñu war leen may bunt buñ leen may ñu yàq suñu doom yi yàq xale yi réew mi. ndax jiwintu bi nag jiwintu bi. lan bi jiwin bi ba nekk ci réew mi moo gën a yeesati jigéen ñi. ñoo ngi toj réew mi. waaw lambante bu metti sax. loolu war nañ ci wax de. ñu ngi fépp classé. bay takkante léegi. lan bay takkante seen biir. ñu ngi toj réew mi jigéen ñi dañuy takkante seen biir. loolu tamit dañ ci war a wax salte na trop de. yow en tant que jeune naka nga ko gisee plus souvent ngay partagé ak ñenn ñoo xamante ne leer la lañ ñi ay guynde ak ay góor jigéen. non dama leen di gis de mais man moom du ma am ak ñoom sax ay. du ma seq ak ñoom wax ju bari. bu yàggee ba duñ la ci dugal. ñu bon ñee yaakaar ne yow lan nga yaakaar ne moom moo leen ci dugal ñoom. loolu moom ñàkk jom ak seen bëgg-bëgg tàmm lu bon rek. ndax góor bu gis góor ba sentir yi boppam wala jigéen bu gis jigéen sentir boppam. te góor ak jigéen yàlla góor ak jigéen la boole. jigéen ak góor ak jigéen. mais góor ak góor dafa salte. salte na trop jigéen luñ mën a yëg ci jigéen. fii lañ ëppee nag fii ëppati. ci banlieue bi. zóor yi jigéen yi fubal seen biir ak téyeer yi tamit. salte na de fa la ëpp. ci téyeer yi. fa la ëppee borom ñaari tur yi moom. ci téyeer yi la ëppee de. ci téyeer yi la. tax nga jiñ ko téyeer yi. téyeer la
barki alxuraan ci téeri la ëppee ci téeri la ëppee xam nga damay liggéey suñu atelier amoon na fa fa la borom ñaari tur yi ëppee barki yàlla grand fa la ëppee de merci en tout cas. waaw merci sa wax Tahirou Balla jaajëf giwintu bi bari na jigéen ak jigéen yi sëy ci seen biir naka nga ko gisee. loolu moom baaxul wax dëgg yàlla baaxul moom. naka nga ko gisee yow. nu ma ko gisee c'est pas normal moom góor ak jigéen ñoo war a sëy mais pas góor ñaari jigéen di sëy wala ñaari góor di sëy ça c'est pas normal. d'accord takkum suuf bi ci réew mi yow lan nga ñu ci mën a wax. lan. takkum suuf c'est-à-dire di takk jabar takk ko ci suuf. góor yi ragal rek ñoo koy def waaw ku ñëwee dëggantaan te nga xam ne yaay borom kër si biir kër sa baat moo fa war a nekk takk suuf moom koo def da ngaa ragal benn jigéen waru koo nangu. ndax conséquence problème bi fan la nekk ci jigéen ñi wala ci góor ñi. ñaari yëpp la parce que ñaari nit ñooy sëy góor ak jigéen la parce que boo gisee takk suuf di am ñaari nit ñoo si d'accord daal mais kenn ki bu bañee moo ko ni carrément du ma si ànd parce que ngir sa doom bi nga koy def mën nga def takk suuf duñ la reconnaître jusqu'à la dernière minute en cas de problème sa doom bi ñooy perte lépp takk suuf baaxul yàlla. bu ñu demee ñun en tant que ay ndaw bu ñu demee ba suñu xalif généraux yi di ñu wax suñu bopp est-ce que du ñun ñoo tàmbalee ñàkk suñu ay valeur. ñàkk nañ ko bu yàgg dañoo wàccaan lu ciy pexe lay def lu ciy pexe defaraat jikko yi rek sëñ bi dañuy defaraat jikko yi changer comportement yi dellu suñu xel si yàlla nga xam ne am na yoo xamante ne mais loolu c'est pas normal waruñu koo def ndax boo gisee ni di la jàngal sa jikko kon ça veut dire que da ngaa wàcc yoon xale jigéen ñi léegi sama genre du ñu nangu seen yaay yi ne leen def leen fii wala yem leen fii lu ñu neex la ñuy def moo tax lu ñu neex la ñuy am rek. merci en tout cas. jërëjëf moom aussi tamit loolu mooy gis-gisam ñu ngi nii ci marché bi bari na nit lool dafa mel ni ça va na ngeen def yéen a ngi ci jàmm ay mère maa ngi lay mbëkku yaay na nga def. maa ngi fi rek yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm yaay booy bu ñu demee ba suñu xalif généraux yi duñu wax suñu bopp est-ce que du dañoo tàmbalee ñàkk suñu ay valeur. mën na ñàkk nañu valeur de ndax war nañu xam lu nu kenn waxul waaw ndax doomu aadama xel ak xalaat day jëriñ kon nit ki dafa war am xel moo xam ni dana si xalaat lu ko kenn waxul ndax xel nit war na xam boppam te kenn waxu ko boppam nit dafay xam lu ko kenn waxul waaw. d'accord naka nga gisee xalif général du Tidiane li mu wax barki démb jëmale ci askan wi di jeunes yi nga xam ne dañuy sëy ci seen biir di góor ak góor jigéen ak jigéen ak takkum suuf bi yow naka nga ko gisee ci xalif général bu Tidiane bi nga xamante ne wax na ko. loolu sëñ bi dama koo jotut a déglu moo tax dama ko jotul déglu moo tax wax ji laa jotul déglu xam nga loo jotul déglu mënoo xam lañ ciy tontoo te jotuma ci déglu. takkum suuf gi ci réew mi bari na loolu léegi yow en tant que yaay naka nga ko gisee. loolu moom ku ko defee xam nga ni def nga lu jaaduwul ndax àdduna ku si nekk da nga war a def lu jaadu da nga war seet lu jekk ak lu rafet ak loo xam ne di ànd na ak diine dëppoo na ak l'islam nga def ko loolu moo gën. jërëjëf merci beaucoup yaay kontaan nañu yaa ngi ree ñu dem. merci beaucoup ma bro Mr Amdi Colobane kontaan nañu depuis marché Colobane boo bëggee choose bu nice da ngay dem ci Amdi Colobane depuis foofu la nga xamee moom moo di marché Colobane lépp luy marchandise bu neex bu rafet rek ci ay dàll boo ko bëggee contactel ak moom ci 77 417 50 08 77 417 50 08 ku baax na nga def. sant yàlla bu baax a baax. ñu gis xalif général bu Tidiane barki démb wax jëmale ci askan wi ngir gindiwaat leen bu ñu demee ba suñu xalif généraux yi diñu gindiwaat diñu wax suñu yoon est-ce que du dañoo réer. waaw. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon ni ko xalifa général bi dafee rek ndax dindi ñu réer loolu dëgg la yàlla ko si alquran ndax yàlla moo ne laa yastawil xabiisu wa tayibu wala wa ajabaka kasratul xabiis ndax lan moo tax mu def lool lan moo tax yàlla wax loolu xam nga boo seetloo jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla lu mu wax si aaya boobu mu ne lu araamoon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi si jamono bi moo araam. lu araamoon démb ba tey moom moo araam. moo nekk lu araam moo tax yàlla ne laa yastawil xabiisu wa tayyibu mu ne lu bon ak lu baax duñu mës a yemoo. donte lu bon li sax dem na ba am doole ba not lu baax li waaye du tax ñu yemoo. ndax loolu moo tax xalifa général bu wax si li nga xam ne mooy wàllu góor jigéen bi ak wàllu fécc mi ndax loolu yëpp dafa xaraam dafa nekk loo xam ne lu araam la waaye ñi ñi léegi dem na. lu mu bëri si dëkk bi moo tax ñi ñu yaakaar ne lu baax la léegi moo tax xalifa général bi lu mu def noonu la ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi ku nekk sàmm nga ñu nga jiite kon moom tamit sàmm la
Macky Sall ëllëg yomal xiyaam yàlla dana ko laaj ñu mu jiite nan la doon doxalee gars yi kon loolu kon ku nekk war nga ci taxaw fexe def sa responsabilité fexe li nga xamante ni moom la yàlla digoon nga fexe matal ko kon xalifa général lu mu def yoon la sax si moom la dafa nekk loo xam ne farda la farata mu def ko kon loolu daal leen si gisoon. d'accord waaw. takkum suuf gi te it wax na ci naka nga ko gisee yow. waaw takk suuf bi moom ba léegi rek kon nu mu ko waxee rek ba léegi si la bokk ndax loolu yëpp balaa ngay xam la mooy takk suuf nu mu bonee balaa ngay xam nu mu bonee yaay ji dem ba baay ji dem ba faatu bu faatoo ndax wàllu donn bi moo tax affaire bi day réer moo tax balaa ngay xam nu mu bonee rek foofu nga koy xamee loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu mu wax dëgg la dañ si war a waxaat. mais takkum suuf est-ce que boo leen séqee li ngeen di séq njaaloo amul foofu. non takk suuf moom dafa nekk loo xam ne lu lëj la daal. lu lëj la moo tax ñu tere ko dafa nekk loo xam ne lu ñu tere la moom takk suuf ndax waaye nag bokk na dafa bi ñuy jàng ñun bi ñuy jàng ay sarta sëy jàngoo ne na takk suuf moom bokkut si. jànguñ ko woon daal. jànguñ ko woon. waaye jànguñ ko woon daal. nii si lu ma mën a gis man. waaye lan moo tax mu xaraam léegi ndax man gars yi mën nañ koy jëfandikoo. di ko jëfandikoo ndax takk boo xam ne takk bu garaaw la dafa nëbbu. ndax man ngay am sa soxna dama takkaat keneen. te sa soxna si yëgul ko ndax lu mu la wax rek balaa ngay xam xaraam bi rek. mu dem ba faatu instant bu faatoo rek pour donn bi day mitti. man kii mën naa ñëw taxaw ne man kii sama papa la woon xam nga loolu yëpp day doy war day jaxasoo. d'accord loolu moo tax xalifa général di ko tere. d'accord yàqu-yàqu yu bari yooyu yëpp est-ce que du ñun ñoo ñàkk a xamati fu nu taxaw ba xalif généraux bi di ci wax. waaw ñàkk a xamati yooyu yëpp kon ko yàlla waxee si alxuraan rek sàcc yi ngay gis fii ak fii ci yëpp ndax lu yàlla wax wasaariqu wasaariqatu faqtu aydiyahumaa sàcckat bu góor ak sàcckat bu jigéen ne ku sàcc rek neen dagg sa loxo. léegi loolu est-ce que bi nga ko jëfandikoo woon ba xam sàcc yi dana fi bëri wala loolu laa bëgg a xam. est-ce que bi nga ko jëfandikoo woon ba xam sàcc yi dana fi bëri. déedéet mooy tontu bi ndax ku sàcc ni dagg sa loxo bu yàggee ñu bàyyi. mu del waxaane wa katabnaa alayhim fiihaa anna nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wala anfa bil anfi ku rey nit ñi rey la ku loqati bëti nit ñi fayee ko loolu yëpp si nga ko defoon loolu yëpp du ñu si fekk kon ñaaka tënk si li nga xamante ni mooy alquraani karim loolu moo tax lii yëpp dal ñër tey moo tax dëkk àdduna bi demee nii kon yàlla lu mu tëral biñ si tegoon sin tànk rek àdduna bi lépp jaar si yoon ndax wala wa ana ahlal quraan aamanu wa taqaw nawet bu yàqu bi yëpp loolu yëpp loolu moo ko war a ñàkk a topp alquraani karim kon bi nga ko toppoo yëpp tegu si sunna tegu si yoon. d'accord est-ce que yow yaa ngi xaar njiitu réew mi wala gouvernement bi ut ci taxawaay. waaw man nag séntu mu leen si. ndax ñoom moom seen bopp leen fi nekkal. kon bi mu fi nekkalee seen bopp nga nar si topp da ngay sonal sa bopp ndax àdduna bi moo toll foo xam ne kenn lijjantitu kenn. kon lu leen war la ngir ñu def ko. waaw lu leen war la ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi la yéen sallallahu alayhi wa sallam wax ku nekk sàmm nga ak kii la dénk. Macky Sall mi nga xamante ni moom leen dénk askan bi keroog yow xiyam bilaa mi seq benn tànkam yàlla dana ko laaj nan nga doon jëflante ak ñi nga xamante ni ñoom laa la dénkoon kon ku nekk responsabilité bu garaaw la waaye nag ñoom lu mu la wax rek laa yastawil xabis wa tayibu wala wax jaba kasratu xabis ñi nga xamante ni ñoo ko fi jiitu woon lii noonu daf monti seen tànk la topp mu yaakaar ne loolu dangal la dafa nekk waaye nag dafa nekk loo xam ne lu garaaw a garaaw la ndax lu yéen sallallahu alayhi wasallam wax nit dana def lu tuuti yaakaar ne lu rëy la fekk na nit dana def lu tuuti yaakaar ne lu rëy la fekk na lu tuuti la si yàlla waaye nit dana def lu rëy yaakaar ne lu tuuti la astafra nit dana def lu rëy yaakaar ne lu tuuti la fekk na lu rëy la si yàlla waaye nit dana def lu bàkkaar bu rëy yaakaar ne lu tuuti la fekk na lu rëy la kon ñoom na loolu moo leen dal dañuy def lenn ñi yaakaar ne lii du dara waaye lii yëpp lépp balaa muy leer ñu teew ki si kanam yàlla loolu moo koy leeral fii àdduna la rek jaar jàll la moo tax yu bëri doo ko mën a comprendre. mooy dénk sa morom yi ndaw ñi. waaw lu may dénk sama morom ndaw ñi nu ko suñu wéykat bi waxee rek Alaaji Duudu Kenn Mbay sabab lu leen te bu leen sukkandikoo si yëngu yi kon ku nekk da ngaa war a ñefe gëm sa bopp xam ne yàlla moo ñu fi andi jaamu yàlla liggéey kese ndax almawtu baabun wa kullu naas daaxiloo dee daal bunt la boo xam ne ñëpp dinañ si jaar kon ku nekk war nga koy sóoraale. ñetti fan yi bàmmeel jar naa bàyyi xel. jar naa bàyyi xel trop ndax li kulli ummatin ajluha fa isa jaa ajlum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimoon ku nekk yàlla dalaa bindal benn heure boo xam ne foofu la signé ba la bindee rek la ko signé préparé la
kon yow heure boobu doo ko jéggi amul ku mu si ñin ku nekk am nga heure bu lay xaar kon yow kon fexeel xam nga ne da nga fekk sa morom yi kon war ngay fexe góorgóorlu jaamu yàlla fexe ñefe bu baax a baax xam loolu andi si àdduna bi lu lépp looy def na nga ko sellal ndax ku nekk lépp loo am rek yomal xiyaam yàlla dana laaj noo ko amee ak noo ko jëfandikoo kon lu doy waar da ngay gis ñoo xam dañu am ay millions di ko jëfandikoo ñoo xam ne kenn xamul fi ngay dugal kon loolu war nañ ci bàyyi xel am alal ñu lay tuddee ay ndaga wala ñu lay tuddee ay baal nga ci daf sa alal yi te lu nekk bul fàtte ne bis a ngi ñëw yàlla dana laajoon na 1 million yu mu la joxoon foo ko dugal kon war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu dénk sama mbokk julliti ñu jaamu yàlla liggéey ñefe loolu ke in uridu ila l'islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu lépp lu fi jub rek ñoo xam ne si yàlla la waaye lu fi dëng rek ñoo xam ne sama ñaakaar mën a wax la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa macha allah waaw kaddu yu rafet na ni mu ko waxee am na solo ndaw la waaye tamit wax na jëmale ci réewam wax na jëmale ci ndaw ñi waaye tamit waxee na fii xalif général bu Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour waxee Serigne Babacar Sy Mansour waxee ci li nga xamee moom la ñu jugee ci li ñu jugee ci ay fan yu néew ci ginnaaw mu di gàmmuk Tiwaawan donc nag nañu ci bàyyi xel bu baax a baax nekk xale teewul loo xam àdduna nekk mag teewul tamit nga di fàttaliku lu bëree bëri ci àddina ngir gindi sa njaboot gi nga xamante ni tey ñi ngi war a ñëw ngir toog ci place bi nga xamee fa nga toog ñu wëy di waxtaan ak askan wi ba tey ci li nga xam ne moom di seen émission ñu daje. Aïcha ba tey ku baax ñu ngi saa. waaw ki la tur bi Ibrahima Boy. Ibrahima ñu am loo xamante ni tey dañu ko seetlu ci réew mi di ñàkkum valeur bi nga xamante ne suñu valeur yi ñu amoon démb ñu tàmbale ko di ñàkk ñu dem ba seetlu ni góor jigéen ñi bari nañ ci réew mi ak giwintu bi ak takkum suuf beeg pecc mu ñaaw mi ba suñu xalif généraux yi génn di ci wax yow naka nga ko gisee. bilaay walaay doy waar rek. waaw doy waar rek ñun koy heureusement. waaw ñun moom heureusement ba ñu amee mag ñu baax ñu fi nekk. waaw ku mel ni Serigne Touba. barki sëñ Bamba kooku moo sauvé Sénégal. waaw mais sinon maanaam Sénégal kenn ëpp ko fit. waaw loolu yëpp nag alalu àdduna moo ko waral moom moo daan réew mi ndimbalante bu amoon rek loolu yëpp du am. barki sëñ Bamba mais kenn bonul ñëpp a baax. waaw. bu ñu demee ba suñu xalif généraux yi duñu waxaat suñu bopp. waaw. est-ce que ñun du dañoo ñàkk suñu ay valeur ñàkk xam suñu bopp. waaw dañoo perdre suñu valeur parce que dañuy roy dàq quoi. waaw parce que tubaab moo yàq àdduna te ñun suñu lépp tubaab la. waaw dem na ci ba tollu instant boo xam ne nii lépp lu ñuy utiliser sax suñu réew sax ñoom duñu ko bëgg dañ naan lii original lam déet wala affaire yu demee noonu te nag réew pour mu développer waa réew mu ci seen jëm bopp ñoo ciy jàpp waaw. waaw góor jigéen ñi bari nañ ci dëkk bi. barki sëñ Bamba ñoom ñëppay xeesal. góoru Sénégal yëppay xeesal dégg man loolu daf maa métti daf maa naqari ba pare koo ci gis day sol ay pain ak ay affaire yu demee noonu style góor jigéen rek la ñuy def. waaw loolu moom yéen ñi nekk ci showbiz yi sax wala yor rajo yi sax yéen njëm bopp yéen a ngi gis loolu. waaw ba pare ci seen milieu bi tamit am na ci ay ampagaay. suñu milieu bi la ëppee. waaw fa la ëppee. bilaahi mais nag kenn mënul wax. waaw mais pourquoi kenn mënul wax. mais parce que Sénégal maanaam doole moo mën dëgg. boo amee xaalis rek dañ lay considéré boo yorul nag kenn du la considéré ngay dara. góor jigéen ñi naka lañu amee doole ci dëkk bi. ñoom rek ñoo fi yor passeport diplomatique yi. waaw lan moo waral loolu état Sénégal. waaw ñoo leen koy jox parce que Madianka Seye am na un jour mu taxaw wax ko mu ne moom bu taxawoon wax ay faram kon réew mi tàgg. lii su Ndour wax rek xaaju guddi buñ toogoon ba mu yàgg mu doon bëccëg dina xumb loolu grand waaw. vraiment nañ doon bu ñu demee ba jigéen ak jigéen di sëy. waaw nga xam ne àdduna say tukki na waaw kon réew mi tas na billaahi moo tax jommi nañ ko waa grand xamuñ fu ñu jëm. takkum suuf bi loo ciy wax. waaw mooy li ma la wax rek looloo tax xalifa généraux yi dañoo dem ba affaire bi dépassé leen ñu taxaw génn. waaw pour sauver waa Sénégal ñun buñ amutoon ñooñu buñ amutoon ku mel ni Serigne Touba amuñ Cheikh al Islam amuñ Maam Limaamu Laay billaahi wallaahi taalaay kon ñu doon ay golo barki Sëñ Bamba mais nag nañ sant rek ñu baax ñu fi tëdd loolu ñun moo ñuy may chance boobu moo tax nag adduna yëpp référence la ñuy jël ci ñun waaw. jërëjëf lii nag la ñu indi woon tey ngir waxtaane ko ak askan wi gis ngeen kenn ku ci nekk lan nga xamante ni moom moo ci sa xalaat ngir mu partagé ko ak sénégalais yi. jërëjëf Serigne Mbaye Sy Mansour dañu koy gërëm ci li nga xamee wax na ko jëmale ci askan wi tey nag ñun ñoo ci des gouvernement bi yéen i tamit am ngeen ci taxawaay bu am solo boo xamee
wër ngeen ko ci taxawee ki nga xamee moom moo di Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur moom aussi dañu koy ñaaxaat bu baax ci li nga xamee xalif général bu Tidiane Serigne Mbaye Sy Mansour ñaax na ko ci donc mu nekk loo xamee tey seetlu nañu ko ci réew mi ni dafa bari lool góor jigéen ñi bari nañu fi giwin yi bari nañu fi takkum suuf bi ñaaw na te bari na fi aussi tamit li nga xamee moom moo di pecc mu ñaaw bi nga xamee léegi ndaw ñi jël nañu ko di ko fecci di fecci di génne say cër waaye tamit gis ngeen askan wi kenn ku ci nekk na mu ko gisee donc man nag du ma ci wax lu bari kenn ku ci nekk jël nañu ko moo wax exactement lan mooy solution bi ak li ñu war a def ba loolu yëpp ñu dàq ko ci réew mi dañuy bàyyi nag ñi nga xamee ñoom ñoo jiite suñu réew mi ñoom aussi tamit ñu indi ci ab doxalin bu am solo ngir suñu réew fa ñu nekkoon démb ñu mën fa delluwaat suñu valeur yi ñu amoon démb ñu mën ko jëli jiwaat fa mu ne jamono ji ndaxte tàmbalee nañu perte suñu ay valeur Padros la woon seen émission ñu daje partagé nañu ak sénégalais yi foo nañu kaf nañu ree nañu waaye tamit sensibiliser nañu gindiwaat askan wi rendez-vous comme chaque dimanche di leen dig daje très prochainement jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba dimanche incha allah ak jàmm Papi moo nekkoon ci caméra bi merci beaucoup kontaan naa suma caméraman Mr Papi loo filmé wul ci réew mi baaxul merci beaucoup Ramatoulaye dañu koy gërëm ci côté réalisation waaye tamit di gën a gërëm bu baax Assane ci côté coordination merci beaucoup Mr Lay ci côté montage Lay Mboup moo nekkoon ci montage bi merci bien di leen dig daje très prochainement jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba dimanche incha allah ak jàmm amaaw